ñu ngi actuellement si الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak ci seen sant di leen wax ni tey moom bisu fondation Khadimou Rassoul la Khadimou Rassoul nag ñëpp xam ko muy un personnage universel boo xam ne adduna bi yëpp moo soxla Cheikhul Khadim ndax solution yi mu yor ndax moom ci boppam rek wax na ni lawla alquranu wa sunnatun wa manafiqul muslimina ma bittu fi dunya laylatan wahida. Mais si ce n'était pas les fils d'Adam, je ne passerai une seule nuit sur terre. N'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi, car je suis le seul serviteur éternel. Et chaque génération aura la certitude que je suis venu pour elle. kon kooku lañu wooteel tey bis muy bisu fondation Khadimou Rassoul ma di leen nuyu nag ci turu président Dame Lo di jawriñu fondation di leen wax ni tamit sëñ Babacar Thiaf mi ngi fii dana jël kàddu bu sëñ Dame jëlee kàddu ba noppi secrétaire général de la fondation sëñ Dame Lo président de la fondation Khadimou Rassoul bu noppee le représentant des daïra Tidiane d'Espagne Mouhamadou Ndiaye dana jël kàddu bi bu noppee le représentant daïra Tidiane Madrid dana jël kàddu bi bu noppee le représentant daïra Layène Madrid dana jël kàddu bi bu noppee le représentant des associations sénégalaises de la Catalogne médaille d'or de la ville de Barcelone moom itam dana jël kàddu bi bu noppee Serigne Mbacké Ndiaye président de la fédération des daïra Mourides d'Espagne dana jël kàddu bi bu noppee nag honorable député Luc André députado Partido Socialista dana jël kàddu bi bu noppee excellence consul général du Sénégal en Espagne Mouhamadou Moustapha Loum dana jël kàddu bi bu noppee nag excellence ambassadeur Marème Sy dana jël kàddu bi ñu bëgg nag itam kàddu yu gàtt rek ndax dañoo am ñaari jotaay bii bu gàtt lañ bëgg mu doon ko bi ci des nag mooy ci jumaa jàkkay Serigne Touba jëlee ca digg Madrid muy jumaa jàkk ji ñuy jullee ci Cabestreros kon ku jël kàddu rek li ñu bëgg mooy mu gàtt ndax dañoo am beneen jotaay bu nu war a dem fële ca jàkk ja ca Madrid kon dañuy tàmbali rek jox kàddu gi Serigne Dame Lo président de la fondation Khadimou Rassoul.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفضل قريب وبصر المؤمنين والذكر به وقت عن ربي لي حقا مبينا لا يعاد المسكين السلام عليكم wala mi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare te nuyoo bi ak siyaar bi mu ciy jiital tamit ñaanal sunu xalifa Cheikh Mountakha moom Cheikh Mountakha bu yàgg fi loolu ci ngi siyaar Sëriñ Maam ibnu Cheikh Mourtada ibnu Xaadimu Rasuul bu yàgg fi lool te wér ñuy góorgóorlu rek pour def ay kàddu yu mënul ñàkk te mooy kàddu yi xëy na suñu mbégte ci daje bii nu daje fii ci turu fondation bi ngir liggéeyal lislaam waaye ngir liggéeyal Xaadimu Rasuul ci humanité bi ñu ngi jox wàccuwaay suñu kilifa yi ñu bokkal jotaay bi Son Excellence Soxna Marème Sy ambassadeur du Sénégal ak Son Excellence Serigne Mouhamadou Moustapha Loum consul général du Sénégal di nuyu suñu honorable député Luc Andrés Assemblée nationale d'Espagne di nuyu tamit suñu jëwriñ Serigne Mbacké Ndiaye di président fédération d'Espagne di nuyu tamit son excellence Serigne Moussa Ndoye ministre conseiller ak mboolem ñi ñu bokkal jotaay bi di am nag mbégte di leen dalal di leen masawu ci coono yi ndax fi jamono ji toll ak yitte yi ku déplacé wu dem ci mbir dafa fekk mbir moomu jox ko àq loolu nag ñun ñiy góorgóorlu ci kanamu fondation ci nab na bi fës ci yenn liggéey Sëñ Touba gis nañ ko ñu ñaan yàlla fayal leen ñu bëri ko ci Cheikh naa xam ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp dañuy njëkkante ak waxtu bi ñu gàttañ loolu siyaare ñëpp ñaan ñëpp yàlla ñu am mbégte ñaan yàlla dof na ñu tàmbale bismillahi rahmaani rahim eggale ci alhamdulillahi rabbil alamin waaye daal bis bi lii sabab bi mooy ñu dajee présenté fondation bi ñaan ba pare lépp loo xamante ne dañ ko fas yéene liggéey Sëñ Tuubaa ci fondation parce que yéene liggéey l'islam fas yéene liggéey humanité comme ni nga xam noonu la Sëñ Tuubaa universel Sëñ Bamba laal ko ci ay part loolu yëpp ñu waxtaane ko ba ñëpp mu leer ci ñoom loolu nag lañ ci bàyyi ak suñu secrétaire général Sëñ Babacar Diakh ñu ngi ci àll bi. asalaamaaleykum jërëjëf Serigne Dame wax ji gàtt na leer na wante ma wax ne rek le ministre conseiller Moussa Ndoye mi ngi ci sunu biir excellence vice consul Serigne Demba Dia mi ngi ci sunu biir Serigne Mor Tambidou mi ngi ci sunu biir. Abdou Mawa Ndiaye président association sénégalaise Barcelone mi ngi ci sunu biir Serigne Abdoulaye Bousso représentant Daïra Moukhaddamatoul Khidma mi ngi ci sunu biir Cheikh Mbacké Diop représentant Serigne Moustapha Astou Gaïndé Fatma ambassadeur mi ngi ci sunu biir Serigne Assane Diop jawriñ Moukhaddamatoul Khidma diaspora mi ngi ci sunu biir Serigne Malick Dieng président Touba jëm ca kanam mi ngi ci sunu biir waaye Serigne Mendiaye Guèye mi ñëpp xam
ci liggéeyu Serigne Mourtada moom Xaadimu Rasuul mi ngi ci sunu biir loolu rek laa bëggoon wax ñu xam ni ñooñu ñëpp ñu ngi ci sunu biir ñi ci des ñëpp nag ñoo ngi jàpp ci fondation bi nekk ay membres ñoom xam nañ li leen fi indi bu ñu àggee fële ca jumaa jëlee jàkk jëlee ñuy defee séance bu mujj bi ñooñu fa war a jël parole yëpp dañ fi jël parole mais actuellement noo ngi jël kàddu gi di ko jox sëñ Babacar Thiakh secrétaire général de la fondation Khadimou Rassoul. hablar en francés o en castellano. Lo que sea. Kon bala muy ñëw ci espagnol bi wala français bi ndax dañ ay gan yu jóge ci yeneen dëkk ñëw teewe liggéey ku mel ne Bilal Espagnol yi fi nekk il faut nga traduire waa diine ak suñu xarit boobu fekkee wëllale ci sëriñ ña mais dégguñu ko déedéet. da ngay dindi masque waaw dama doon wax ne xam naa ñu tàmbali rek suñuy kàddu ñu wax ne ñu ngi koy yëkkati ci suñu turu jëwriñ sëñ Dame Khary Lo mi nga xamante ne nii moom mooy jiite fondation Khadimou Rassoul kàddu yi ñu ngi koy yëkkati ci suñu jëwriñ sëñ Mbacke Ndiaye mi nga xamante ne nii mooy président fédération daay nji bi nekk ci Espagne yëpp waaye ñu ngi koy yëkkati ci suñu tur mag ñu baax ñi nga xamante ne nii lii bu amee tey ñoom ñoo tax danañ ci tudd rek sëñ Mor Tambédou danañ ci tudd yi sëñ Baye Ma Ndiaye ñi nga xamante ne moom la sëñ Bamba doon tudd danañ mën a yóbbaale ñu ci des ñëpp kon ñoom mag ñi li ñu jëmbat moo sax ba ñu yàgg ba ñu egg fi ñu egg tey ñu ngi ñaan suñu doom nga xam ne fondation bi moo tax ñu war leen a dëxëñal liggéey boobu nga xam ne ëllëg danañ moom seen bopp ci ñaari paradigme yi nga xam ne dafa am solo ci àdduna muy le vivre ensemble wala les crises identitaires te ku fi am doom rek am na looy dund sa biir kër ba xamante ne tey fondation bi war na ci mën a indi bari ci wàllu éducation loolu nag ñoral kon nag ñu baal ma gaaral leen lan mooy njariñu fondation bi ci Làkku Cervantes su ko defee ñu mën a wéyal waxtaan bi nag ni ko Serigne Bamba waxe woon jotaay yu mel nii bu doon fukki fan doy kon couloir yi am na solo lool ñu taxaw ci couloir yi nañ waxtaan li nga xamante ne nii moo ne suñu biir xol waaye buñ demee ci jumaate nañ ñaan yàlla nañ jàng alxuraan nañ jàng xasida nañ jàng lépp lu nga xamante ni nit ki suñu mag ñu baax ñooñu sampoon seen taal yi yëpp tàkkandoo ñu boole ñaan xam ne fondation bi du biiru daayira du biiru fédération bi ko sëñ Mamour Moutada waxee biiru doomu aadama yëpp la jullit bañ a nekk jullit loolu it dañoo bëgg mu leer ci bopp ñëpp. Voy a pasar a hablar en castellano porque tenemos invitados también que no entienden la lengua de Cochubarma, el Wolof, y sería interesante poderles dar la posibilidad de entender lo que estamos diciendo. Antes se decía, porque vamos a resumir, la bienvenida por parte de Serigne Dame Khary Lo, que es el presidente. También Serigne Bamba decía las delegaciones, las personas que han venido de otras partes de España. Podemos citar a Huelva, gente que han venido de Cataluña, gente que han venido de Ibiza, gente que han venido de Zaragoza, en fin, gente que han venido de Madrid, gente que han venido de todas las partes de España para poder estar aquí con nosotros y nosotras. Entonces, ¿qué es y para qué sirve la Fundación Khadimou Rassoul? La Fundación Khadimou Rassoul es una organización sin ánimo de lucro que destina su patrimonio a la realización de fines de interés general, beneficiando así a diversos colectivos. La Fundación Khadimou Rassoul trabajará de manera desinteresada por el bien de la sociedad, impulsando la solidaridad y el bienestar de todas las culturas que componen la sociedad para la cohesión social. Para la inclusión social, no voy a hablar de integración social, hablaré de inclusión social.
por los dos paradigmas que decía, el vivir juntos y juntas y el paradigma de las crisis identitarias. Nuestras identidades, nuestras formas de vivir, les vamos a sumar en lo que es la mayoría de la sociedad española en general para llegar a esta convivencia pacífica. La misión de la Fundación Khadim Rassoul quiere trabajar entonces con las comunidades senegalesas de España, las comunidades españolas, la diáspora senegalesa, la humanidad en general, en la base de la cultura de la paz y de la convivencia. Por lo tanto, queremos dar a conocer las enseñanzas de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Pero cuando decimos Khadim Rassoul, es el servidor del profeta. Aquí incluimos la familia Tijania, incluimos la familia Khadria, incluimos la familia Layen, incluimos a todas las personas que han hecho que en Senegal hemos tenido un presidente católico 20 años al poder y nunca nos hemos cuestionado, porque somos un país de 96% de musulmanes, musulmanas y que nos dirige una persona católica. Eso es el cambio social que necesitamos en el mundo. Eso lo tenemos que vender al mundo. Es el proyecto que queremos llevar. ¿Es una ideología? Sí, pero las ideologías son representaciones culturales. Les tendremos que vivir, no tenemos que escondernos y enseñar al mundo lo que somos como cultura, lo que somos como religión y lo que somos con nuestros valores. Por lo tanto, ¿cuál sería la visión del proyecto que queremos poner en marcha? Es contribuir al mejoramiento de las sociedades, acompañando al ser humano a elegir valores para el reconocimiento de las otras culturas, para el reconocimiento dentro de la diversidad, para el reconocimiento de la humanidad desde la cohesión social. Los fines de la asociación, no voy a extenderme mucho, pero entonces queremos proponer valores, queremos proporcionar lo que sería promover la cultura islámica, la cultura mística islámica, la educación, las relaciones sociales, interpersonales de cooperación. También nos vamos a referir en las obras de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, pero también en las obras de todos los ulemas, estos eruditos de Senegal que han escrito muchísimo, obras que vamos a enseñar al mundo traduciendo libros. De hecho, tengo un gran amigo aquí presente que es Vidal, que ha escrito un libro muy interesante que vamos a ver cómo lo vamos a poder editar, que habla de aprender de África, pero también aprender de las enseñanzas de Cheikh Ahmadou Bamba. Queremos preservar en estos objetivos y divulgar las enseñanzas de lo que decía de Cheikh Ahmadou Bamba en las actuales sociedades. Queremos aportar nuestra contribución para la preservación de la cultura de la paz en estas sociedades globales y multiculturales. Queremos fomentar lo que sería la cooperación bilateral entre Senegal y España. Queremos fomentar la cooperación entre las ya existentes, entre organizaciones, comunidades islámicas y no islámicas. Queremos abarcar a todas las culturas en este proyecto. Queremos establecer y mantener también unos espacios físicos como espacios virtuales en que los miembros, lo que estamos haciendo ahora se transmite a nivel mundial para que cada una en cualquier rincón del mundo puede ver. Ahora mismo vamos a fomentar espacios de debates. Por eso sería importante que sumemos en este proyecto. Queremos fomentar desde luego lo que sería la khidma. La khidma es servir la humanidad sin esperar nada en contraparte. No hay que esperar nada del otro. Tú tienes que dar la mano, tender la mano y no esperar nada en contraparte. Queremos adherirse en la khidma como manera de convivir, como manera de tener la excelencia en la manera de comportarse. Luego el otro objetivo del proyecto sería buscar y poder adquirir medios que posibiliten lo que sería asegurar la estabilidad financiera del proyecto. Estamos hablando de una fundación, una entidad sin ánimo de lucro, pero el Estado nos pide 30.000 euros. Por lo tanto, deberíamos llegar a recaudar y poder llevar a cabo el proyecto. No voy a extenderme más en los valores que decía: cooperación,
khidma, servicio a la humanidad, nobleza, ngor, la unidad en la diversidad, la trascendencia espirituales, porque hablamos también de la trascendencia espirituales, porque es un camino. Eso nos ha permitido, voy a acabar aquí, poner en marcha un patronato provisional en que hemos tenido en cuenta varias comisiones: Comisión Social, Cooperación al Desarrollo, Comisión Nuevas Tecnologías, comisiones que tienen que ver con todo el tema de la reorganización o la organización, en fin, comisiones que nos van a permitir abarcar todo el proyecto que explicaba antes y poder llegar a difundir lo que sería la mejor manera de convivir, pero sin dejar de lugar de que aquí han venido gente desde el 86 o más de 30 años. Cuando hablo de Señor Baye Mortambedu, cuando hablo de Señor Baye Mandiaye, antes ni tenían tarjeta de residencia, se escondían en casas para hacer sus dairas, para vivir su fe. Pero nuestras armas ahora son la ciencia y la fe, como decía Cheikh Ahmadou Bamba en su momento, cuando los franceses le dijeron que estás fomentando un día. Y queremos que estas dos armas, ciencia y fe, nos acompañen en el proyecto que queremos poner en marcha. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf sëñ Babacar defe naa leer na naññi te nga ko espagnol waaye leer na naññi itam li nga doon wax. léegi nag ñu ngi woo incha allah représentant daayira Tidiane sëñ Mouhamadou Ndiaye mu ñëw. damay ñëw foofu. voilà taxaw bi moo gën ndax dañ koy. Asalaamaaleykum. Comme ça. Excellence ambassadeur, son excellence consul général, vice-consul, honorable Duc, ci turu président daayira fédération daayira nekk Espagne di président Khalifa Diène ñu ngi leen di nuyu bu baax. xam naa ne sax bu fi nekkoon xëy na ay kàddu mooy gën a jot suñuy kàddu ndax ñun mii ñu jox ci mbooloo mi waaye nag lu ci dëgg rek ngeen jégal ñu xam ne yéene ji rek moo ci am solo. ñu ngi rafetlu bu baax jotaay bi di am mbégte lool ci invitation bi ñu invité nii ñu sawar ci yéen lool ci suñu ànd ko ci yéen. Xalifa bi ma jotee téléphone bi ma ko waxee dina la xam boo demee waxal mbokk yi ne leen lépp loo xam ne ni ñoom taxaw nañ ci incha allah ñu ngi ci biir bu neexee yàlla. donc ñu ngi ciy kontaan di ñaan yàlla mi nga xam ne moom moo tax ñu sos lii yàlla na ci yàlla teg loxo te kenn bañ ci gis sa bopp nag mu nekk loo xam ne di œuvre comme ni ko Serigne Touba liggéeyee woon di œuvre bi tamit mel noonu nga xam ne kenn ku nekk dina ci reconnaître résultat yi ëllëg. donc du ma guddal dañu ne suñu mbégte rek ak suñu kontante ci teew bi ñu teew fii di leen gërëm di leen sant di wax asalaamaaleykum. jërëjëf. jërëjëf sëñ Mamadou Ndiaye loolu rek la wax lu mu gàtte rek ne ko lu mu guddee na bu gàttee te am njariñ te yow noonu nga def. ñu ngi woo le représentant daayira Tidiane bu Madrid ñëwul. représentant daayira Layène bu Madrid ñëwul. représentant des associations sénégalaises de la Catalogne, médaille d'or de la ville de Barcelone. Asalaamaaleykum wa rahmatulah mbooloo bi ñu ngi leen nuyu di leen ziar bés bi dans le premier lieu tamit yaakaar naa ne bu bañ a delluwaat ci wax yi en castellano man damay tàmbali directement rek ci castellano xam naa ne bu ci nekk saa yi dégg nañ ko donc en primer lugar quisiera agradecer la invitación que nos ha hecho la Fundación Khadimou Rassoul en tant que structure
de migrants des Sénégalais yi nekk en catégorie donc rafetlu invitation bi loolu tax mu waral suñu teewaay notre présence ici con una certa delegación de entidades que vienen de diferentes lugares de Cataluña. Quisiera también, antes de empezar, saludar Madame la Ambassadeur, Madame Monsieur le Consul Général, au nom du Consul Général, et l'ensemble des personnalités ici représentées pour magnifier cette présence et en cette présentation de la Fondation Khadim Rassoul. Qui dit Khadim Rassoul, donc, dit une référence pour le peuple sénégalais. Et donc, beaucoup de l'IEP tout d'abord je voulais aussi remarquer une chose, moi, le rôle des associations au démarrage. ñoo fi doon teew di def ay daayira di def ay mawlud di def ay màggal lépp aux associations bi yàlla def nag en un certain moment les daayira jël le relais donc c'est un bon tey nag ñu tàmbali nag di am une fondation ba nga xam ne day jël en charge cette problématique yaakaar naa ne le jeu échoué ñun nag en tant qu'organisation ñu nekk à la base lu ñu mën a def rek mooy maanaam c'est de demander et tendre la main def li nga xam ne lépp lu ñu digal ñu def ko jottali tamit ñu nga xam ne ñoo ñu yëbal fii pour ñu jot information bi tamit seen taxawaay ci fondation bi ku ne dans le lieu où il se trouve. Bon, ne woon naa ne danaa wax espagnol mais bon finalement je me suis retrouvé dans un mélange français ak la biir laa si wax waaye tamit lu si amoon solo rek mooy que maanaam être là en représentation de la communauté et à la présentation de cette fondation te ñi nga xam ne ñu ngi koy souhaiter un bon chemin loolu rek moo si am solo donc maa ngi déggalu nag parce que bokkuñ ci mbirum public c'est pas aussi facile. ça. jërëjëf wax ji leer na lool si Mamadou Ndiaye mi ngi wax ne ki taxawal représenté Tijaan yëpp fédération bi muy sëñ Babacar Dièye nee na mi ngi leen di xamal ne mboolem lu mu jëlee fii moom dana ko jottali kilifa yi kon defe naa loolu la bëggoon na loolu ci li muy wax. ñuy woo nag Serigne Mbacké Ndiaye président fédération des daïra mourides d'Espagne. bismillahi rahmaani rahim barakat Seexul Xadim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu njabootu Seexul Xadim gi nekk Espagne gi yëpp ñoo ngi jël suñu nuyoo nag ci jiital suñu jigéen Mariam Sy ambassadeur ñoo koy nuyu di nuyu suñu jawriñ Sëriñ Moustapha Loum waaye di nuyu tamit Sëriñ Demba Dia di suñu xarit di suñu lépp Sëriñ Moussa Ndoye di honorable député waaye itam jël nuyoo yëpp di ko teg ci loxo seen daam Sëriñ Lo mi nga xam ne mooy jëriñu fédération bi am mbégte loolu tamit ci ndaje bi kon nuyoo boobu ñu ngi ko jëlee ci turu fédération bu Espagne bi yëpp ñu ñëw teewal leen bi ngir fekke sa jataay bi comme yàlla dogal na temps bi dafa xat te dañ noo yabal liñ fas yéene rek mooy lépp luñ fi jëlee comme dañoo jiite mbooloo muy mbooloom Seexul Xadim te mbooloo mi tamit tënk ci genn buum muy liggéey Sëriñ Tuubaa parce que yéene lépp luñ jëlee fii ñoo ko bind arrêté ko buñ demee daan ko gaaral mbooloo ma ñu waxtaan ci ba lépp loo xamante ne si luñ ci war a def la des na ko jokkoo ak waa kuréel bi yi nga xam ne mooy Fondation Seexul Xadim waaye ñu bàyyi xel daal na ñun ndaw lu yabal lan gannaaw biñ fi teewalee fédération bi yëpp ñu ngi nuyu bàyyi montan bi ñoom ci suñu jëw bi ak mboolem ñu xel ñoom lañ àndal fas nañ génne lépp luñ fi jëlee des na ko gaaral mbooloo mi nga xam ne ñoo bokk di liggéey Seexul Xadim ndax def naa liggéey bi lépp benn liggéey la maa doon kon bind na liñ fi jëlee des na ko gaaral mbooloo bi loolu lañ ne woon nañ ko wax fii
ñoo ngi sant bu baax tamit ci teewaay bi ñu fi teewu nañ fi waaye teewal nañ fi tamit waa Espagne bi yëpp kon loolu rek moo doon kàddu yi ñu jël ndax daal di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. jërëjëf Serigne Mbacké Ndiaye. xayrul kàllaam maa xalla wa dalla. Serigne Mbacké jërëjëf yow itam sa teewaay kontaan nañ ci lool waaye ñoo ngi woon nag honorable député Luc André mu ñëw moom itam ci li mu war a wax ak ñun. non mën na toog. la neexee nga toog la neexee nga toog. asalaamaaleykum mbooloo mi yëpp délégation yi jóge Saragosse jóge Barcelone jóge Madrid jóge Huelva jóge Valence ak leen di nuyu autorité yi fi teew Ba Dioum excellence ambassadeur bi ak consul bi bàyyi ko ci président fondation maa ngi leen di gërëm ci invitation bi. lii mooy l'islam lii la ñu xam ci suñu dëkk aussi maanaam fépp fu ñu woote pour mbooloo war a daje dëgëral li nga xam ne moom la Bamba def ñëpp si war a liggéeyam wàcc na moo tax ñun ñëpp ñu daje fii donc continuation bi ci fondation bi dama leen di ñaan lépp loo xam ne war nañ koo mun a def en tant qu'autorité ñu teel ko yëg ñu mun leen a gunge au moins ci rapprochement entre fondation yoo xam ne mën nañ am ci Espagne Sénégal laa jógee ça fait une semaine à part Dakar Joal Paris laa dëkk foofu laa demoon benn gox rek laa dem parce que dañ maa woo foofu muy Touba parce que dañ maa bëggoon a xam foofu def naa foofu benn jour ak ay nit laa àndal foofu donc di rafetal liggéey bi di rafetal jotaay bi te aussi di leen di gërëm ndax nekk ñu suñu dëkk mais daayira yi muy Tijaan muy Murid muy Laayeen association yi ak organisation yi lii ñuy def ci dëkk bi nga xam ne dëkkuñu fi moom dañ ko war a sax parce que dañ fay am ay doom nekk fi ay kilifa te religion islam bi ñu yore Sénégal bokkul ak yeneen bi donc suñu doom yi war nañu roy ci ñun war nañu xam fa ñu jógee lañ fa daan dund ak lañ fa daan def ñu mun ko dëgëral fii ci biir ngëm ci biir yar ak ci biir dégg donc ci loolu moom ngeen a contact man ci accompagnement jërë ngeen jëf merci. jërëjëf honorable député Luc André wax ji rafet na trop waaye pour ñu jëkkante rek ak waxtu bi ñoo ngi woo excellence consul général du Sénégal en Espagne Mouhamadou Moustapha Loum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di jiital ci nuyoo bi madame l'ambassadeur excellence nuyu président Dame Kharilou mu jiite mbooloo mi di nuyu le ministre conseiller ak vice consul di nuyu président daayira yi ak président association yi fi nekk yëpp ak ñëpp ñi nga xam ni dañ fi ñëwal mbooloo yaakaar naa bis bi bis bu am solo la ci Espagne ndax daayira moom yàgg na fi kuréel yi bari na fi mais fondation moom mën nañ ñu guddee te fondation dafa am loo nga xam ni wala day mën loo nga xam ni daayira du ko mën maanaam loxo fondation fi muy egg dañ ne loxo daayira du ko egg te comme ni ko sëñ Mamour di waxee boo nekkee ci dëkk da ngay xool structure yi nga xam ni moo gën a adapté nga doxee moom te comme woote bi moom dafa portée universelle maanaam kii wax na ko sëñ Babacar wooteeg sëñ bi moom ñëpp dañ cee xel parce que valeurs yi muy promouvoir tey la gën a actuel maanaam l'histoire lui a donné raison parce que tey la ñu gën a soxla
la mu daan woote muy d'abord tolérance te tolérance mënta weesu say noonu fexeel la nga dellu si la nga njëkk a wax mooy na leen yàlla dégg foofu la tolérance la leen kon loolu rek su ma yemoon ci loolu rek maanaam doy na bu wax ni ñun am nañ sas tey donc bu ma sax bëgg a guddal ndax dafa xat te comme ambassadeur a ngi fi te moom kàddoom day ëmb ñun ñëpp suñu kàddu ñu baal ma rek mag yam foofu xanaa rek sant ñi fi teew ndax ñu ci bëri na dañu nekk ñoo nga xam ni dañuy jàppale quotidiennement ci suñu liggéey bu Sénégalais feebare bu Sénégalais amee natt jafe-jafe bu am ñoom ñooy nekk sur le terrain ñoo ñu koy liggéey suñu nekkoon jox vice-consul nekk ñoo xam ni su dul woon ak ñoom suñu liggéey du yoon kon bu jataay bu mel ni amee baax na rek ma seedeel ko mbooloo mi suñu mbégte ak liggéey xam ni yéen a koy def pour njëriñu Sénégal waaw loolu daal rek laa ci bëggoon na barkeelu rek comme ni ma waxee rek ambassadeur moom bu teewee kàddoom day ëmb kàddu yi wasalaam. jërëjëf excellence sëñ Mouhamadou Moustapha Loum consul général du Sénégal en Espagne wax ji rafet na lool macha allah ñu ñëw nag wax excellence ambassadeur Marième Sy moom itam mu jël kàddu. jërëjëf maa ngi nuyu mbooloo mu fi teew yëpp kilifa yi si nekk yëpp président daayira yi wala seen représentant président association yi wala seen représentant yi fi teew di jiital si nuyu bi aussi Serigne Dame Kharilo président fédération fondation Khadimou Rassoul di nuyu tam suñu frère excellence député Luc André ñu ngi fi teew di nuyu le consul général Mouhamadou Moustapha Loum ak vice consul ak le ministre conseiller Moussa Ndoye ngeen may ma tamit mu nuyu sama papa bi fi sama xarit sëñ Mor Tambe bi di ko nuyu bu baax am na fi ay kilifa yu bëri tamit yoo xam ni tey la yàlla def ma gis leen yàgg naa jokkoo ak ñoom ci téléphone mais yàlla teel a def ma gis leen ñoom tam maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu vraiment ndaje bi te li ma siy gën a neex tam mooy ngeen invité si waa dëkk bi sama espagnol nag dafa leer bu dul woon lool sax dinaa ci wax ci castillan waaye maa ngi ciy jégalu di ñàkk ci yéen ñu leen mën a traduire li ma wax ni tënkal leen ko xam naa bu ma paree wax sama wax nag du mën a gudd ndax xam nga mujjee wax dafa neex ndax day fekk li nga bëggoon wax yëpp ñu koy jiitu nañ leen si moo tax dina gàtt tam fondation bi yaakaar naa ni soxlawul sax ñu koy présenté parce que fondation bu tudd Khadimou Rassoul tur bi rek présenté na boppam ndax ñëpp xam nañ Khadimou Rassoul moom nit boo xam ne dimension universelle la am ci enseignement yi mu daan def mu tëb si tolérance comme ni ko Moussa waxee solidarité ubbi leen kër yi màggal amee ubbi leen kër yi togg leen bu mu bëri jox leen nit ñi lekk entraide ba nga xam ne ku jaaxle ci diaspora bi booy doog a ñëw boo amul foo dem xam nga ni kër Sëñ Touba moom di ko wër la plupart du temps boo ko laajtee dinañ leen am na beneen bi tamit mu am solo trop mooy culture de la paix et de la religion culture de la paix boobu moo waral Khadimou Rassoul comme sant ni conseil mu jox na see wax tuuti ay noonu malgré li ñu ko def déportation yeeg tëj yeeg yëpp ñu ngi yëkkati armée contre ñoom ci liggéey la ko fajee ak ci jaamu yàlla mu nekk loo xam ne dafa nekk aussi si objectif fondation bi parce que fondation bi ba ma liiree kii yi document yi ma yónnee yi gis naa ni que formation professionnelle enseignement de la religion yooyu yëpp mu ngi ci mu nekk ay valeurs yi nga xam ne Sëñ Touba daf ko mos a promouvoir ci biir dundam héritage bi nekk fii fondation yu mel ni fondation bi di ko perpétuer te mu am solo trop 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 ñu ko excellence bi André waxee ñu koy jàngal suñu doom yi nekk fii ndaxte léegi dañoo nekk ci contexte boo xam ni islam yu bëri la ñuy gis ñun nag islam ba woon lañ doon jàngale boole ko ak suñu aada mu nekk tolérance hospitalité culture de la paix l'amour de son prochain et de vivre ensemble ci loolu lañu mës a dëkk Sénégal
mu nekk loo xam ni c'est un exemple bu ñuy wax baax donc suñuy doom yi bu yàlla defee ñun ñu ñëw fii suñu doom yi judd fi nar fi màgg bu ñu leen seetaan ñuy dem ci yenn daara wala di ànd ak ñenn ñoo xam ni même bu dee ay jullit lañ comme ñoom ni ñuy gisee seen diine ak ñun ñu ko gisee dafa wute loolu moo indi boo xoolee ñu bëri ci suñu njaboot yi ñuy déggee yëpp dafay fekk du ci suñu islam ñun bu ñu xam suñu taarixa yeeg yooyu dañu màggee mais dañoo am leneen bu ci rax donc loolu je crois que fondation bi objectif boobu dafa important bu trop te yaakaar naa ni dinañ ci gën a insister daal éducation des enfants mais tamit diggante nit ak nit bu muy nekkee ci biir këram boo nekkee bitim réew loolu am na solo ndax li ma ñëw ak léegi dama gis ci sama mbokk jigéen ñu bëri ñuy am ay jafe-jafe ci seen néegu sëy te loolu yaakaar naa ni xëy na bu fondation yi comme genre structure yu mel ni fondation bi buñ ci defee ay module ay waxtaan ay sensibilisation dina indi nekkin geeg intégration bi gën a yomb ndax ni ñuy gisee fii ak ni ñuy gisee suñu réew dafa wute mais mun na am benn pont boo xam ne dina mën a tax nit ki am intelligence su xam naka lay nekkee ci néegu sëyam si néeg yu mel si réew yu mel nii bu fekk du am crise wala mu am loo xam ne daal dina jur ay parce que da ciy bëri nag man dama ciy gis lu bëri ay xale yoo xam ne dañ leen di jëlee seen kër papa bi nekk Sénégal yaay bi nekk Sénégal nekk ay jullit ñu retiré leen yóbbu leen si centre bu mineur loolu xale boobu samp na dootul amatu éducation Sénégal loolu lu may metti la te xëy na am na liggéey boo xam ne de sensibilisation bi ñu mën a def njaboot yi nañ leen mën a yar ci diine gi yar leen ci valeur du Sénégal mais aussi yar leen ci valeur dëkk bi ak waaw dëkk bi ni ñu ko bëggee leneen li tamit mooy diggante jigéen jëkkër ak jabar tamit fondation bi tam mën na si liggéey bu bëree bëri bu ñuy jiitalee islam ni mu waxee jàmm dina am ci biir néegu sëy yi problème du am démb ci guddi gi maa ngi nekkoon ak Lutte André ñu ngi woon ci benn manifestation bu Institut Cervantes organisé ñu ni objectif bi mooy xool naka la ñuy créer intégration communauté étrangère yi nekkee en Espagne à travers la culture Sénégal lañ ci jëloon nag parce que dañuy ubbi Institut Cervantes à Dakar normalement décembre li ma leen di déglu sànq ngeen di wax ma ni démb li ñu doon wax ci ngoon mu ngi lëkkaloo ak léegi tey jii nii li ñuy wax parce que fondation bi en vérité intégration lay créer ak inclusion ñu ko sëñ Babacar ca ko waxee donc structure yu mel ni Institut Cervantes mën na nekk ay partenaires fondation bi donc loolu aussi peut-être benn créneau boo xam ne waa fondation yi dinañ ko mën a explorer su ko defee objectif final bi comme ni ngeen ko waxee nekk loo xam ne dina njëriñu askanu Sénégal fi nekk dina njëriñ étranger bi bu fi nekk waaye tamit dina njëriñ waa réew mi ci boppam ñu xam ñun ñooy ñan lan mooy suñu culture parce que nag dafa am lu bëri yoo xam ne ñun mën nañ ko indi def ko comme ni ñu mën a jëlee si ñoom donc loolu moo tax daal pour kàddu yi bañ a gudd maa ngi rafetlu bu baax a baax donc lancement fondation bi di leen garantir aussi accompagnement état du Sénégal à travers le consulat général nga xam ne dina xam naa moom dina liggéey ak yéen tous les jours ambassade aussi lépp luñ ci war a def dina ko def te ndaje bi ñu am fii tamit dinañ ko jottali suñu kilifa yu nekk Dakar comme ça ñoom ñu xam que fondation bi lancé nañ ko lépp luñ ci war a mën a def tam dooleel leen jàppale leen dinañ ko def incha allah donc maa ngi leen di gërëm encore une fois di nuyu ñëpp di baalu nag bu dee sama wax bi sama olof bi am na ay yëpp bu doon ci pulaar bi doon yomb si man merci beaucoup. jërëjëf excellence jërëjëf excellence wax ji leer na nañ wala fii tam seet na sax bu baax ndax ñi fi nekk ñëpp dégg nañ li nga wax xanaa en tant que porte-parole man Cheikh Ahmadou Bamba bu fondation Khadimou Rassoul mooy wax ne Serigne Dame Lo mooy bëgg a tëj séance bi leen ndax xam nga dañu am fële benn daje bu nu war a daje ak nag nit ñi jógee ci yeneen région yi yëpp moo tax fii ñu fi def macha allah lu am solo la gàtt tamit te am na solo. au moins discours excellence ba tey boo ko waxee ba pare Serigne Dame tey bu ko defee loolu am na ci solo lool waaw jërëjëf.
asalaamaaleykum wa rahmatulah xam naa dañuy traduire discours de excellence tuuti rek ñu résumé ko balay boobu ñu xamale ni waa daayira Hizbut Tarqiyyah teew nañ fi daayira Soxna Jaara yi teew nañ fi dëgg yàlla ñoom soxna Marie jóge nañ ba Barcelone ñoom soxna Gane Siré jóge nañ ba Huelva xam naa loolu excellence dina la neex te jigéen ñi am nañ wàllu commission bu am solo ci liggéey bi et doon wax it excellence mu seedeel la rek ne la liggéey bi bu ñu ko tàmbalee excellence consul général noppalul benn yoon boobu commission internationale Serigne Cheikh Mbacké Diop tey saa bi bu ñu fi nekkee ginnaaw yàlla ay jéegoom yu kawe yi mu def moo tax ñu nekk waaw bi ñu ko déggee depuis ñu defoon réunion bi online noppalul benn yoon loolu ay kàddu seede la nga xam ne bii nii jëwriñ sëñ Daam waxoon na ñu gaaral ko ba lu muy tëj excellence ñu ngi ko ci sant bu baax ci taxawaay yooyu ndax moom vraiment ñu ngi def liggéeyu fonctionnaire rek dafa xaw a am discrétion bu bëri yenn yu bëri du mën a feeñ waaye nag ñu ngi ciy jégalu sax buñ ko daaguñu ko ji waaye loolu it faaw ñu leeral ko. Resumiendo, no podríamos resumir todos los discursos, pero lo que decía antes, luego aprovecharemos los pasillos, aunque sea 10 días no será suficiente, pero en los pasillos seguiremos hablando. O sea que con tranquilidad las personas que pueden sumarse luego a la mezquita seguiremos debatiendo. Excelencia decía antes, hablar en última persona es mucho más fácil, porque lo que iba a decir casi todas las personas que han hablado antes le han resumido. No hace falta hacer una definición de la dimensión universal de Cheikh Ahmadou Bamba. Podríamos citar valores como solidaridad, hospitalidad, ayuda mutua y también el papel que está jugando las casas Serigne Touba o las casas del Islam para las personas que tienen necesidades. Eso es el primer punto. El segundo punto es la cultura de la paz y de la religión. Nunca ha levantado la mano hacia nadie, lo que decía, repitiendo lo que decía el señor cónsul. Por eso, Cheikh Ahmadou Bamba promovía valores de tolerancia, de hospitalidad, de cultura de la paz y de vivir juntos y juntas, pero sobre todo de la educación para los niños, que deberíamos subrayar e insistir en este punto, porque desde que he llegado, me han llegado casos de conflictos entre familias, y me gustaría aquí que la Fundación debería jugar un papel de mediación, un papel muy importante. Por eso os invito a trabajar en ese sentido, para trabajar también con los padres, con los niños o las niñas que ahora mismo por problemas familiares no están conviviendo con sus familias y están en otros espacios. Por lo tanto, sería importante trabajar valores dentro de la religión, valores dentro de las parejas, pero valores en todos nuestros entornos para que haya más entendimiento y que haya menos conflictos. Ayer estuve en un debate con el honorable diputado en que el Instituto Cervantes quería poner en marcha debates sobre cómo incluir, Senegal era el país invitado, si no me equivoco, en que buscaban colaboración entre el Instituto Cervantes con las comunidades senegalesas o Senegal. Y aquí yo creo que la Fundación debería jugar un papel importante de ver cómo podemos intentar debatir y intentar llegar a acuerdos. Por lo tanto, para acabar, os puedo decir que me voy a sumar en este proyecto, estoy dispuesto a colaborar con la Fundación y no solamente por mi parte, sino por parte también del Estado senegalés. Muchísimas gracias. jërëjëf sëñ Babacar kon defe naa li ñu waroon wax yëpp da wax nañ ko, xanaa ma dolli rek ne sëñ Cheikh Mbacké Diop joxoon na ma kayit bi de pour ma wax ne rek représentant Hizbut Tarqiyyah sëñ Youssou Diop ñëw na ci biir salle bi. waaye léegi nag comme li ñu war a wax yëpp wax nañ ko, dañuy bàyyiwaat nag sëriñ Dame Lo mu tëj te yëkkati waale mbooloo mi nag lu war a jóg nag dem ca jóg jàkka jëlee ca biir Madrid ci calle Cabestreros numéro 7. kon sëriñ Dame dañ lay bàyyi rek nga sant mbooloo mi yëkkati jotaay bi ñu dellu ci beneen jotaay. bismillaahi rahmaani rahiim. mbooloo mi ngi dellu si. donc ñu ngi sant bu baax a baax waaye yëpp rafet na macha allah yëpp ñi fi jël kàddu yu nekk kàddu yu rafet kàddu yu yiw kàddu yoo xam ne
dolli na courage fondation bi daan métier kawe di ñaan suñu borom dimbali ñu ba li tax ñu taxawal fondation bi ñu def ko ni ñu ko bëggee ci ni mu gën a yoote fekk ci Seexul Xadiim tànke mag ñi baax ñi Sëñ Tuubaa humanité bi rek moo ko taxoon jóg liggéeyal yàlla ci doomu aadama moo tax mu wax irham jami al wara boole lim jullit yi mindee te dama gis bu Sëñ Tuubaa wax bu jóg dox ab dox jëmoo ci rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam sa dox boobu nga dox ñi nga xam ne ñoom xam nañ lan mooy dox ak lan la dox di jëriñ te mënees naa dégg ne kuy dox dangaa am foo jëm te bëgg faa yegg mu ne ñooñu nga xam ne xame nañ ne dox loolu lay jëriñ du ñu considéré si dox boobu comme kuy dox dañ lay considéré comme ku ñu téye fi benn barab ba man jastiflisi wal maani wasilatina fa sayru oo inda ahli sayri kakal xale yi kon ñun dafa mel ni lii dañ ko def di jóg rek jëm ci yàlla liggéeyal yàlla ci toolu rasulullah ci toolu xaadim rasul ci toolu mag ñi baax yi ñu ngi ñaan yàlla defal na ci ak jàpp rafet nañ ci njortu na ndax ànd nañ ko ak suñu ay kilifa ndax son excellence soxna Marème li mu wax dal na suñu xel te négul ba ñu ñëw ci jotaay bi mu sokkal jëf daf ko def ak ñun lu jiitu jotaay Serigne Mouhamadou Moustapha Loum moom tamit kenn ku nekk xam na ni mu ofee njaboot bi ak ni ñu ànd ak di liggéey bu sell bi ñu liggéey Sénégal ci Sénégal yi nekk fii en Espagne te ñun tuuti ci démb fekk nañ fi dund nañ fi ay jafe-jafe daa nga am fii yor fii sa njaboot juddoo fi nga bëgg a dem Sénégal bëgg a am certificat de conducteur bala nga ko am di nga sonn te boo góorgóorloo ba dem ci consulat ba consul honoraire moom nga fay fekk boo déggul espagnol déggoo France mën naa yéex a xam sax yow lan ngay ut si kon tey bu ñu demee bu ñu taxaw ñu taxawaay bu ñu taxaw loolu yëpp ñu ngi koy sant yàlla te loolu li ko indi mooy jafe-jafe yi nga xam ne mag ñi ñu ngi ko doon dund ndax ñun xale yi defuñu dara sosuñu dañuy sof ñu mel ni ñoom bàyyi moo tàmbi du ñoom El Hadji Mandiaye Guèye ñoom ñooy ñoo dund jafe-jafe ndax bëgg a dundal sa bés ci sa pas-pas ak ni Sénégalais gëmee diine ni mu gëmee ak taalib te xam ne bu bésu dundal sa li nga gëm sa diine jotee boo ko deful doo nekk en l'aise tey boobu amuñu papier te léegi dina mën a daje nii nekk ci jàmm waaye bu njëkk ba nekkee ñaari Sénégalais ñu ne ñee bari nañ ñaar ñu ñuul bu dee ñett ñu woo police te lu ñuy def kon yooyu yëpp ñu fekk kon buñ demee ba tey mu feexee nii neexee nii ñu ngi ciy sant yàlla waaye ñu ngi ciy gis seen taxawaay di ñaan yàlla dëgëral seen taxawaay dëgëral seen fan moo tudd seen génne ñu ngi santaat bu baax nag dañu dégg rek ci jotaay bi doon ko tëri te jël ay ñaan kon yàlla na yàlla def tawfeex defal na plaisir defal na sax ñu bëgg a liggéeyal suñu réew boo ko liggéey yàlla boo ko liggéey suñu tubaab ci fondation sama ba yàlla dafa ci jàppale ñëpp am jërëjëf bi ñëpp def seen pour muy dem jërëjëf président jërëjëf jëwriñu fondation Khadimou Rassoul Serigne Dame Khary Lo yooyu itam li ñu bëggoon ci yow yëpp macha allah loolu am nañu ko ndax tey ji ak yar bi ak xam li ngay wax lu am solo la léegi nag dañu bëgg rek
Serigne Abdoulaye Bousso mi nga xam ne tey nag mooy fi gën a jege Serigne Touba ci mbooloo mi mu ñëw nag tëjal nu jotaay bi te ñaanal nu ñu seqi nag ay tànk dañ fële ca jumaa ji waaye Serigne Abdoulaye faaw nag rek bu nu nekkee ak yow ñu xam ne ni Mbacke ak Bousso rek moo fi nekk Bousso ñu ngi ñaan nga jóg rek ñëw nii boo ñëwee rek tëj jotaay bi ñaanal nu ci barke Xaadimu Rasuul Serigne Mbacke Bousso liggéey bii ñu tàmbali ñu yeggale ko kañ ko bëgg ndax Cheikhul Khadim moom fu nekk xam na ni moom non violence il n'a jamais fait recours à la violence moom Cheikh Ahmadou Bamba voy a renovar el patrimonio sin guerra y sin violencia بعد الصلاة لا تزول بلال وصعب الأذن وفي جدد سبيل بلا إذن أو ألم man Xaadimu Rasuul dinaa yeesalaat lu nekkoon ci Seydina Muhammad te xuri ku du am kenn xeexul kenn faatuwul te ku ma sa am noonu siècle de la vitesse et de la lumière say bokk dee na ci say doom dee na ci say taalibe dee na ci te taxul nga am la nga bëgg sëriñ bi nag bi ñu ko waxee ndax da ngay géer dañuy wax damay xeex inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa abdan qadiman lil muaymin shaahidu damay xeex ma bataille est une bataille par la foi et la crainte référentielle en Dieu noonu la xeexee ba am jàmm mu dagg buumi gàcce yëpp tey daa am lii nga wax noonu la daan demee daanal la jàpp yeew la ci benn kuuboo fii ci Espagne 85 laa fi ñëw daanal la jàpp yeew la ci benn kuuboo yii ñuy def mbalit ñuy wër say moroom jàppale kon tey bu ñu amee jàmm nii te Serigne Touba waxoon ne xat fàq kab la xat ba sa fàdd la fa dur wala bu def bu jaay bu ma demee ba ñëw dinaa dagg seen dégg yi sant nañu ko Mbàkke bu baax ndax gis nañu fi mu taxaw ñoo ngi jox kàddu gi nag sëñ Abdoulaye Bousso nga xam ne daf ñuy ñaanal bu ko neexee mu tëj bu ko neexee mu ñaanal lu la ci neex rek bu soobee rek dana ngeen tàllal comme hamdi wa shukri liman kulli bi sara lori dan dona zoke enda sarsara hamdi wa shukri liman kulli bi sara lori dan dona zoke enda sarsara law salai wa ridwanin bila sikhatin مسخاد لي من بني ديمان أنصارا لله كل لدى أبار مكرمة من ارتهنا وفيها جم من سارا إن الذين إلى سسار قد قصدوا زيارتي فارقوا دارين أوزارا إن الذين إلى سسار قد قصدوا ziyaarati faaraxoo daara ñaw saara. jërëjëf jërëjëf Thioune. ñëpp tàllal sëñ bi joxe ñaan gi rek. ñu yëkkati jotaay. amiin. Macha Allah.